iRadio xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk. ay bés rek moo dox suñu diggante ak paluk njiitu réew mi te ba tey ab déggoo amagul ci fichier électoral bi di xët woowu ñu bind mbooleem ñi bindu ngir mën a am sañ-sañu voté buñ ca tolloo kuréel gi ko yittewoo lépp da jëm ci wàllu ko yombal ak rataxal diggante bi ci languk politique gi daal di sol aw dàllam sos nañu ko ñaari weer a ngi ngir daal di nemmeeku ji opposition bi loolu bi ñu commentalee ba noppi jamono ji ñuy xaarandi ana kañ la ñu war a dem janoo ji ak ñiy féete ci nguur gi dañu si déglu ci solo bi professeur Babacar Gueye moom bokk na ci kuréel googile di ku ñu ràññee ci ñi amum njàng jëmee ci wàllu charte réew muy constitutionnaliste am na jokko bu mu ci amal ak Antoine Diouf. élection bi dañu ko def te amul réellement jubóo ci règle du jeu yi amul consensus ci règle du jeu yi ba nga xam ne loolu moo taxoon ñu taxawal benn kuréel bu ñu wooyee collège facilitateur du dialogue pour fexe ba mu amal dialogue mu nga xam ne dialogue bu sincère lay doon nga xam ne ñi koy seq maanaam opposition bi ak majorité bi dinañu mën a waxtaan ba am d'accord ci un minimum de consensus maanaam mu am un minimum de consensus ci règle du jeu yi pour ñu mën a dem ci élection yi ci jàmm. loolu moo tax nag boobu la ñu fi dox seeti nañu ñëpp si nañu intérieur seeti nañu ministre de la justice seeti nañu Sénat seeti nañu conseil constitutionnel te sax conseil constitutionnel bi ñu ko seetee ci lañ ko ñaan mu bil ñu mu ubbeeku ci société civile bi ubbeeku tamit ci représentant yu parti yi parce que xam nga loi bi obligé wu ko dafa ne rek conseil constitutionnel mën na bu ko neexee. Khalifa Sall doonoon maire bu Ndakaaru ñaar fukki fan ci weeru décembre la ñu koy àtte ca Cour suprême ay avocat am daal di jàpp ne dañu ko bëgg a paraxee ndax mbiri politique da caa laxasu waane ña nga xam ne ñoom la ñu janool di avocat yi nguur gi ñoom daal nañ ko weddi ne loolu du lenn lu mooy waxi politique ñoom ñoo ñii di ñaata politique ñoom ñoo ca ne loolu nag tax na ñu daal di ci indi aw tontu ak i leeral yu ñu ngi ko dénk Antoine Diouf ki yore seen kàddu maître Boubacar Cissé. Précipitation amu ci parce que ñoom dañuy def pourvoi en cassation bu ñu defee pourvoi en cassation dañuy notifier seen recours bi état du Sénégal parce que loi bi moo leen ko wax loi bi nee na état am na 2 mois pour tontu leen maintenant état mën na utiliser 2 mois yi comme mën na bañ a utiliser 2 mois yi ñun utiliser wuñu 2 mois yi dañu notifier recours bi ñun ñu tontu ci aussitôt donc ñu déposer ñu communiquer leen ñoom ñu tontuwaat ñun ñu tontuwaat mais en fait Cour suprême léegi ñoom xool nañ dossier bi xam nañ ne ñoom déposé nañu ñun déposé nañu donc dossier bi fu mu nekk nii dafa nekk en état mooy maanaam dossier bi dañ ko war a àtte léegi nag Cour suprême moom moo fixé date 20 décembre parce que mënoon na ko woon fixé sax novembre mais 20 décembre la ko fixé donc Cour suprême moom mooy apprécier loolu mooy fixé date amul benn politique ci dossier bi xam nga ñoom dañuy jël argument politique pour jéem a couvrir mais ñoom ñoo la gën a xam ne dossier bi dossier bu yomb la dossier bi sax waruloon yàgg sax waruloon dem sax instruction dossier bi flagrant délit la parce que ñoo xam ne on les a pris la main dans le sac ñoom dañuy jéem a justifier utilisation bu ñuy def xaalis bi ne xaalis bi ay fonds politique la alors que amul benn texte de loi bu ne xaalis boobu xaalis fonds politique la ñoom ñoo ko développé ñoo bëgg a jël dossier bi def ko sous l'angle politique alors que dossier bi dossier bu yomb la dossier de droit commun la. ngontum tey jii bu ñetti waxtu jotee njiit réew mi Macky Sall di janoo ak taskatu xibaar yi di wanaatle ab téeréem ak askanu Sénégal téere boobu mu dippee Sénégal gi mu def ci ab xolam loolu daañu si dellu si ak ndaw la ñu fa yabal di Migui Maram Ndiaye iRadio xibaaru digg bëccëg gi ñu wéyandi. iRadio xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk. ñay liggéey ci wàllu yoon am yéene gàllankoor seenub liggéey ak toogaanub ñaxtu ca Ziguinchor SYTJUST di syndicat ba leen jaboote di sàkku nguur gi daal di wàccoo ak la mu warloog ñoom di kàddu yu séqoon nañu ko ba fii amul lenn lu ñu sa def Mouhamadou Kandji. bëri woon nañ lool ñoom ñu daje woon ci marché Thiaroye ngir réclamer seeni indemnité ñoom commerçant yi ca marché Thiaroye ñu ngi laaj nguur gi ñu jox leen liñ leen yoreel. Mamadou Kane mooy seen porte-parole. waaw suñu ñaxtu yi ak suñu rassemblement bi mooy lu ko waral mooy que ne dañoo fekk ñuy liggéey fekk ñu si ay bërëb yi nga xam ne dañ ko tegoon ci norme yu fiable. waaw ñu nekk ci place yi nga xam ne ñun ñoo ko tabaxoon ci suñu bopp pendant ay années am na ñi nga xam ne daf nañ fa lu ëpp 30 ans. ñu xëy terre bi ñëw ñu fi nekk ñëpp contre ñu projet terre bi mais nu anam bu mu demee bi
la gars yi xaw a contre mooy c'est-à-dire mooy que ne ñëw nañu fekk nañu fi nga xam ne ñu ngi ñuy jël amul délai amul dara. ñoom ñu jëlee marché Thiaroye ngir TER bi ñu ngi ñaan autorités yi ñu yóbbu leen feneen fu gën fi ñu leen yóbbu léegi ndaxte amul courant te amul benn sécurité. benn affaire la ñu bëgg mooy suñu marché bu ñuy indi bu ñu dugal bi ñu defal ñu suñu porte jox ñu suñu courant fay ñu suñu sec. rassemblement bi nag mooy bi jiitu ñu fas yéene wéyandi seen xeex ba ñu am lu ñu bëgg. dañuy yëglu pour l'instant am na yeneen yi nga xam ne am na ay plateforme yu bëri yi nga xam ne dañ ko am mais pour l'instant li nga xam ne dañuy jàppandi dañuy def suñu alerte bu njëkk suñu alerte bu mu njëkk mooy que ne ñun tajuñu yàquñu suñu droit la ñuy revendiquer mooy état daf ñu yoral may ñu ñun waxuñu dañuy jóg moom moo soxla bu mu soxla sénégalais bi bëgg développer ñoom ñëpp ñu ñëw d'accord ci li nga xam ne état da koy bëgg waaw bu ñu tànkamlu lijjanti wuñu dégguñu préfet recevoir nañu mais lépp li nga xam ne war nañ ko gis gisuñu ko tey si plan A lañ ci nekk am na plan B ba plan Z am na pour l'instant mooy li ñu wax président bi. ñoom impacté TER yi ñu ngi ñaan nguur gi ñu bañ leen tànkamlu. Boudal Ndiaye banlieue dakaroise i rajo. Boudal Ndiaye lu mooy kon ñaxtu yi lañ leen njëkkoon a yëgal bokkul ak leen nag li ngeen dégg léegi ni ngeen ko xamee mooy marché bu Thiaroye ñi nga xam ne téyeer bi laal na leen ñoom dañu wàcc si mbedd yi loolu la ñu xëyee di sàkku ni ngeen ko déggee nguur gi ubbil leen wala mu sancal leen feneen fu ñu ubbi seen i bitik daal di fay lal seen i taabal loolu nag mooy la nga xamante ni jàpp nañu ko ne kilifa yi waxtaan nañ ci ak ñoom waaye ba fii wàccewuñu ak seen i diggé ca bët saalumuk réew mii na ma leen ko waxoon sànq fa la ñuy dem ndax nguur gi it wàccewul ak yi diggéem bu ñuy sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci SYTJUST ñamu jaboote syndicat yi liggéey ci wàllu yoon dookaanu ñaxtu la ñu xëyee ngir sàkku lu ni mel ñu daal di dogoog moom ba la ñu seqoon doonoon ay kàddu ñu daal di koy matale Mouhamadou Kandji. mer ba futt lañu def ñoom ñiy liggéey ci wàllu yoon te nekk foofu ca Ziguinchor loolu waraloon tey ñu amal benn toogaayu ñaxtu ci buntu tribunal bi ñoom nag li leen metti mooy li nguur gi ñàkk sàmm li mu xaatimoon ak ñoom maître Lamine Ndiaye di greffier ci tribunal bu grande instance bu Ziguinchor nekk tamit secrétaire général bu section bu dëkk boobile. xeex bi daanaka xeex bu yàgg la état du Sénégal jëloon ay engagement ci wàllu statut ci wàllu avancement et si wàllu question à incidence koppar daal mais lu ñu constaté c'est que dañu dem bi ci biir nguur bi bugg a dellu ci ginnaaw xamuñ nag lu tax tey gor ci wax ja bu nguur gi wéyee ci tekkaaram gi ñoom ñiy liggéey ci wàllu yoon dinañ gàllankoor lii di liggéey boobu loolu nag dinañ ko commencé ci 20 fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi suñu bâtiment bi bâtiment bu màgget la su tawee dafay senn ñun soxlawuñu ay affaire ñoo peinture de buntu bi tout ñu réglé ko mais ñëw fii def liggéeyu rafistolage mélangé suñu demee rek taw bi su ñëwee mu kii déedéet donc suñ ko defee ñu dellu ci liggéey suñ ko defulee nag le 27 su passé xeex bi gën a takkarnaat loolu daal mooy lu am. ngir lépp dellu si waat ci yoon ñoom ñiy liggéey ci wàllu yoon di xamle ni bëgg nañ nguur gi jël lu mu gaaw ay dogal ngir sàmmoo ak li mu xaatimoon ak ñoom ñii di xamle ni loolu rek moo mën a indiwaat jàmm ci seen liggéey boobile. fukki minute ak juróom-ñaar moo toftalu ci benn waxtu ñu wéy ci xibaar yi digg bëccëg gi ci i rajo ak Partners West Africa wàlli ca Thiaroye ONG bi jógtee dem ci peggub Ndakaaru ngir di nemmeeku ji ndaw ña ak jigéen ña rawatina ngir gindi leen ci mbiri xewit woow yi ñuy dippee extrémisme muy ñuy samp fitna tey wuyoo l'islam solop daje boobu ak yëngu yoo ñuy si faral di amal ci la ñuy déglu Khadija Sidibé ci micro bu daal njaaj. ambassade des États-Unis bi nekk Sénégal moo ñu ci jàppale financièrement ak techniquement ba ñu jubal ko léegi instant bii nii ci cadre projet bi dañoo taxawal en fait ay session de dialogue fii ci Pikine ak jeune Pikine yi donc noonu lañ ko defee woon bi ñu demee Grand Yoff ak bi ñu demee aussi Parcelles Assainies te bu ñu jógee fii aussi dañuy dem Thiaroye voilà yëpp rek pour sensibiliser en fait les jeunes sur le phénomène de l'extrémisme violent du terrorisme parce
que yooyu noonu nga xamante ne mooy ay extrémiste ak ay terrorisme yeeg yooyu noonu léegi kenn umpalewul ne ni que mi ngi xewee fépp ci àdduna bi mi ngi xewee ay Mali bii nga xamante ne daf ñoo jege et tout ça donc ci cadre boobu noonu jot na pour que ñu yee suñu jeunes yi nekk fii Sénégal pour ñu mën leen sensibiliser assez ci phénomène boobu noonu bu ko defee ñoom duñu tomber sur les tares de la radicalisation maanaam ba ñu leen di mën di recruter loolu moo tax a jóg projet bi te bu ñu jógee fii aussi dinañ dem daal di def ay dialogue aussi ak femmes yi parce que ñoom tamit dañu am rôle bu important bu ñuy jouer ci seen ci société bi. xibaaru bitim réew ci iRadio. Bokar Alfakan salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa. Togo la ñuy tàmbalee Togo gën ngaa yées ñeenti doomu aadama faatu nañu ci ay jàppante seen digg ak alkaati yi. waaw Togo waa kujje ga dafa am fukki parti ak ñeent yoo xam ne ñoom dañoo daal di banque seen i loxo ne élection faluk député yi di ñëw. ñu jàpp ko ñaar fukki fan ci weeru décembre bi ñoom bëgguñ cee bokk. te li ñu bëggoon sax mooy ñu arrêté sax mbirum élection yi foofu parce que ñoom li ñu bëgg mooy kañ jiite réew ma daal di dem. ci loolu nag la ñu daal di amal ay manifester yooyu mel noonu ci mbedd bi manifestation yoo xam ne tey préfet ba daf ko daal doon tere malgré ça ñoom ñu dem ci tali yi def marche ba ñu seen jaamaatloo ak takk der yi am fa ñeenti nit yu ci ñàkk seen bakkan am na ci sax benn xale bu ci génn àdduna boo xam ne bii fukki at ak benn la am loolu nag am na koo xam ne kii mi ngi dox ci wàllu association yi nga xam ne ñooy sàmm ak yelleefu doomu aadama ñu koy wax Spero Awule moom li mu xamle mooy gouvernement bi war nañu jël ay matukaay vraiment pour que ñu toog waxtaan pour seet nu ñuy saafara mbir mi ñu déglu ko ci micro sunuy nattangoo Africa 24. malheureusement depuis 2000. ñaari at ci tey gis nga ne kon kii mooy juróomeelu xale bi nga xamante ni boobu nañ ko ci yëngu-yëngu yi jëm ci wàllug politique loolee nag dama jàpp ne ëpp na ba tuuru tolluwaay gu ne mel nag dara mënu koo dakkal lu dul kon njiitu réew mi wax ak askan wi sàkku ku nekk ci ñoom nga ànd ak dal waaye tamit jubbantiwaat la nga xamante ni moo di kenn réew mi ngir ay élection yu dal. institutionnel et puis électoral. waaw Khalifa donc dañuy fàttali ni Togo foofu ca réew ma ata ngi nii daal mu am ay yëngu-yëngu ci wàllu politique ak ay jaamaatloo diggante waa kujje ga ak way takk der yi ñu fàttali ni Faure Gnassingbé moo fay président depuis 2005 moom papaam la fa wutu te papaam moo doon jiite réew mi depuis fanweeri at ak juróom-ñett. jërëjëf Bokar Alfakan ñu wéyandi ba tey dem ca Centrafrique foofii jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug l'armée ca France daal dina fay teew ngir ñaari fan. Florence Parly gën a feddali diggante Paris ak Bangui ci na ma ko mandargaale mooy ay jumtukaay ci wàllug militaire jumtukaayu ay ngànnaay daal waaw ay fetal xeetool moom la leen di jébbal waaw moom la leen di jébbal ndax foofu yitteewu nañ ko lool ndax boo xoolee Centrafrique fi ñu toll nii boo réew ma la ca ëpp ay samba boo ko yor waaw yor ay ngànnaay di dogale nit ñi ci yoon yi ak yu ni mel di def lu leen neex daal yoo xamante ni armée ba mënaguñoo saytu réew ma yëpp ba indi fa kaaraange moo tax France ne il faut que ñu jàppale gouvernement bi indil leen ay ngànnaay defal leen formation ak yu ni mel pour que ñu mën a aar réew ma indi fa delloo si waat fa kaaraange ma fàttali ni mbootaayu xeet yi dafa tere ñu indi ay gànnaay biir Centrafrique ndax xeex ba fa amoon ci diggante ay groupe armé yi nga xamante ni ñii dañ ne woon ay jullit lañu ñii ne ay catholique lañu ñu nekk fa di xeex ak yooyu ba mbootaayu xeet yi ne léegi benn gànnaay bu mu duggati foofu léegi nag France nag ñoom bi ñu jëlee gànnaay yi bëgg ko yóbbu foofu dañoo am autorisation boo xamante ni bii conseil de sécurité daf leen ko jox pour ñu mën a dugal ay gànnaay foofu. waaw ndax gànnaay yooyu njortee sul mu am lu mu làq lu làqu sa gannaaw. waaw am na lu mu làq ndax foofu ca Centrafrique fi ñu toll nii. France ak Russie dañ nekk di fa amal xeex boo xamante ni bii daal kurpañ du dal dara coow du jib waaw mais ci suuf la muy influence ndax France indi na ay ngànnaay tey waaye Russie ñoom am na ay ñaari weer wala ñetti weer ci ginnaaw ñoom it indi nañ fa ay ngànnaay defal formation aussi officiers yi foofu pour tàggat leen ba ñu gën a mën a saytu wàllu kaaraange yi foofu ci réew mi rax ca dolli entreprise russe yu bëri ñëw nañu foofu ci réew mi investir fa ci wàllu mine yi ak yooyu ndax en fait boo xoolee li tax a jóg ñooñu ñëpp loolu la réew mi bu amee kaaraange dinañu mën a exploiter mine yi diamant bi foofu surtout Centrafrique diamant bi dafa bëri donc bu amul kaaraange diamant bi kenn du ci mën a jot donc looloo tax ñuy dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllu kaaraange gi pour que ñu mën a exploiter diamant bi di ko jël di ko yóbbu bitim réew loolu moo tax Russie ak France fu mu nekk nii ña ngay jaayante doole ca réew ma ca ak autorités yi
ku nekk di indi ay ngànnaay ku nekk di wane ni maa mën ku nekk di wane ni maa lay jàppale. donc loolu te li ko lal yëpp du dara lu dul alal jooju nga xam ne moo nekk ca suuf sa. alors ca RDC benn fan ginnaaw bi ñu yeesalee ay ndaan yu ñeel fukk ak ñeneent ci kilifa yi nekk ca régime ba Kinshasa pays réew ma mu ngay natable daanaka dëppoo bu mu dëppoo ak yoon. ak bu ñu amul fu mu tegu. waaw ñoom nee nañ daal Union européenne li ñu def noonu daanaka daal teguñu ko fenn yëfu maa tey la rek dañoo def lu leen neex ndax mënuñoo jël ay kilifa yoo xam ne dañoo nekk ci réew nekk fa ay jëwrin wala nekk fa samp seen dënd sax ci élection présidentielle yi ñu ñëw naan leen dañ leen di teg ay daan ak yu ni mel ñoom nee nañ loolu mënuñu ko nangu te mënuñu ko dégg te bu doon seen sago tamit Union européenne dinañ delluwaat ginnaaw ci loolu ma fàttali ni ñoom fukki kilifa la ak ñeent yoo xam ne ñu ngi leen di toppee jalgati ak yelleefu doomu aadama ak ay gaañ yoo xamante ni gaañ nañ ko fa ay nit yoo xamante ni dañ doon manifester ba fi mu nekk nii Union européenne daal di ne ba at bii di ñëw ba décembre bii di ñëw ñoom mënuñoo tukki ci réewu Europe yi bu ñu fa amee xaalis tamit ak ay kër yu mel mënuñu koo jëfandikoo mënuñu koo laal ba at mi jeex ba keroog ñuy xool daal ni ñii ndax lañ leen di seetal ci mbir mi am déet. li ñu jeexal ab gees la daanaka dem ñaari at ci ginnaaw. ginnaaw paluk njiitu réew ma ca Gambie. amoon na ay jafe-jafe yoo xam ni juróon na ko. waaw ñaari at ci ginnaaw Yaya Jammeh ñu defoon foofu ay élection ca Gambie Adama Barrow gagné Yaya Jammeh xëy def déclaration ne effectivement moom nangu na defetam waaye bi mu demee ba ci biir ñaari fan wala benn fan après mu ne non il faut ñu compter waat bulletin yi affaire bi ni mu demee jaarut yoon et tout ça mu indi fa nag coow lu rëy ak crise boo xamante ni bii ni mu demee woon ñëpp a ngi koy fàttaliku. CEDEAO ñoo ci mujj woon dugal seen loxo Nigéria surtout ak Sénégal ak Ghana ci wàllu armée pour jëlee fa Yaya Jammeh pour ne ko dafa war a nangu li nga xamante ni lii moo génnee ci élection yi jox nguur gi kii nga xamante ni kii mooy Adama Barrow ca jamono jooju tamit ki ñuy wax Abdel Aziz président Mauritanie ak président Alpha Condé amaloon nañ fa ay waxtaan yoo xamante ni ñëw pour sotti ci mbir mi ndox pour que coow bañ a jib loolu sax moo mujjee tax moomu Yaya Jammeh jël ay bagaasam ak njabootam jubali fële ca Guinée équatoriale ba loolu tax na sunu ndaw bi ñu toogal foofu ca Banjul ñu koy wax Amadou Bari dem na waxtaan ak waa Banjul yi pour laaj leen ana lan la leen mbir mi di fàttali ñu déglu reportage. rond-point Westfield nekk bërëb bu ñu ràññee fii ci Gambie fii lañ doon amal ndaje ginnaaw wàccu nguur Yaya Jammeh fii nag ñu dajeel yépp ñoo ngi fàttaliku jamono crise post-électorale bu fi amoon ñaari at ci ginnaaw ñu ngi ko fekk mi ngi toog di waxtaan Baba Cissé am juróom fukki at nekk dawalkat taxi mi ngi fàttaliku jamono ji nga xam ne mbokkam yu bari dawoon nañu réew mi. yàlla ak nii ak Sénégal ak ECOWAS dimbale nañu liñ ci séntu woon amatul. jàmm rek laa ngi dund loolu. déw moom fii laa nekkoon dawal suma taxi. waaye nag dëkk bi weetoon nañ bari dem nañ. waaye est-ce que yaa ngi doon liggéey. maa ngi doon liggéey maa ngi doon taxi fii. loolee ba léegi am na ñaari at buñ koy laaj xalaatam si jamono ju bees ji lii lay tontu. am naa fi fukki at ak juróom-ñaar si garage waaye ñun time boo soot suñu toog fi ñu gis ni kan bu ñëw salaamaaleykum rek te ne noppi di ko xam ne ndaa NIA la mu ñëw report o bi nañu dara yóbbu ñu asal sécurité. da ngeen nekkoon si tiit daal tiit bu rëy. donte nag ñoo ngi rafetlu liberté bu fi am na ñi nga xam ne dañuy tudd yi xaay coppite bi si comme gi Aji Nana Traoré comptable la pour moom yaakaaram dafa tas. sama yaakaar dafa tas nguur gi rek moo changé waaye système bi dara soppeekuwul am na ay domaines yi nga xam ne sax mën naa ne Gambie dafa dellu ginnaaw coupure ndox mi dafa bëri du loolee leen doon séntu daal. ñaari at ginnaaw crise post électorale bi ci réew mi doomi réew Gambie yu bëri ñoo ngi wéy di xalaat am nañu liberté ga waaye ci beneen ponk seen yaakaar xaw na tas ndax si lu ñu xalaat gisaguñu comme niñ ko doon séntoo njëriñ coppite bi ci seen wàllum dund ci diwaanu Banjul Amadou Bari i radio. jërëjëf Amadou Bari kon Khalifa loolu la ñu fi indi woon xibaaru bitim réew. jërëjëf Bokar Alpha Kane ñu xaar Seydina Aba Gueye. xibaaru tàggat yaram yi ci i radio. Seydina Aba Gueye salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. Gaynde Sénégal gulet ñu dem ca coupe du monde bu handball. Sénégal am si ndam. waaw xam nga ni Sénégal moom sax boobu mooy juróom-benneeli ndamam ci juróom-benni match Sénégal jamono ji daal day wane doole gu mat ci Afrique. loolu nag sénégalais yi kontaan nañ ci ndax dem nañ ci mbedd bi taseeg ñoom waxtaan ak ñoom ñu ne daal lii nga xam ne Sénégal def na ko ba tax mu yegg finalu coupe d'Afrique handball ba pare dem coupe du monde ba def na nekk na loo xam ne ñoom rafetlu nañ ko ba pare rafetlu nañ liggéey bi nekk ci ginnaaw tax ñu yegg foofu ñu déglu sénégalais yi ci micro Mamadou Diagne. ni ñu gisee qualification finale lii nii ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen di féliciter de passage ci seen qualification boobu ak
en même temps ñu qualifié coupe du monde di loo xamante ne mi ngi soog a am ni ci réew mi ñu ngi koy rafetlu bu baax di wane rek ni dafay ñëwaat ci programme yi nga xamante ne état bi daf koy mettre en place ngir suqali wàllu sport ndax ñëpp xam ne ni sport est vecteur de développement la. nga nekk amateur handball football wala leneen fierté la parce que ñooñu ñooy ambassadeur Sénégal yi parce que dem nañu jël ndam nar a qualifié wu mondial te loolu fierté la parce que tey sport soo ko gisee sport tey nekkatul tàggat yaram kese ak kii mais sport business la sport day tax dëkk développé parce que day développé tourisme day tax ñëpp xam destination Sénégal te loolu fierté la tey ñu ngi leen di ñaanal succès si suñu demee coupe du monde. ba tey ñu wéy ci xibaar yi ak lu jëm ci gaynde yi Sénégal yooyu nga xam ni amal nañu ndam waaye ndam loolu yi ñu am daanaka tëbul tëb rek sotti ab liggéey la bu am solo. waaw loolu la ñu sunu techniciens yi fi ne xamal muy Souleymane Gueye bi nga xam ni moo jiite Tivaouane Renaissance handball club ak Pape Ibnou Mouhamed Sarr bi nga xam ni moo jiite sunu gaynde yi nga xam ni ku ci war a bokk doo am ñaar fukki at mooy moins de 20 ans yi xam yaakaar naa ni ma ko waxee ci wolof baax na. baax na waaw kay léegi nag ñoom jàpp nañ li tax. gaynde ñam lu yées ñaar fukki at. ñoom lu yées ñaar fukki at waaw kay ñoom nag jàpp nañ muy ñaari entraîneur yooyu bu Tivaouane weeg bu gaynde yu yées li am ñaar fukki at jàpp nañ ni li gaynde yu jigéen ñi def ci handball bi dafa di loo xam ne lu ñu togg la ci at yu ñu weesu yëpp ak loo xam ne tamit joueurs yi ci dajaloo dañoo mën. moo la tax neex deret tey. waaw Antwerp mondial daa neex de. jërëjëf kon ñu déglu. waaw ñu déglu. Sénégal doon tey réew mu ràññeeku ci wàllum handball ci dendu Afrique yi jéego yu am solo yooyu nag la ko sabab bëri na bu ñu sukkandikoo ci kaddu Pape Ibnou Mouhamed Sarr di tàggat gaynde yi Sénégal moins de 20 ans ci wàllum handball. dafa nekk kii boo xam dañ ko tàmbali bu yàgg yi ndorteelu 2011 bi lañ ko tegoon en place actuellement coordonnateur yi sax moo ne woon entraîneur Souleymane Dia xam na bu baax projet bi liggéey na ci ak fédération président bi def nañ moyen bëri ci équipe bi moo agsi fii ñu liggéey ci équipe bi mu agsi fii entraîneur bi fi jotoon jaar tam Cheikh Seck parce que liggéey na ci liggéey bu rëy moo Lamine Ndaw ñu ñëw remplacer leen mais tam ñëw yóbbu ko feneen foo xam ne moom lañ yaakaaroon te amuñ ci mbetteel. Souleymane Gueye di entraîneur bu Tivaouane Renaissance handball club daa jàpp ne gone yi am na xarañ gu nekk ci ñoom gu leen mën a yóbbu fu sori. avant ba 93 champion Sénégal lañ doon jël pour jéem a nattal di suñu bopp ci CAN duñ doon génn sax première jëlee ji ay professionnels lañu parce que première division France dañuy joué ñenn ñi nekk deuxième division France def di performance boo xam ne pour la petite catégorie fii c'est bon mais les grandes catégories dañu yore benn équipe boo xam ne extraordinaire déjà individuellement baax nañu collectivement. Sénégal di daje ak Angola ci final bi jëm ci Coupe d'Afrique des Nations bu handball techniciens yi di jàpp ne xel mën na caa dal gannaaw bu ñu gisee ni gaynde yi am nañu gànnaay yu war ngir siggil seen réew. ci mbirum fédération bi ñoom mooy ñi jaboote handball bi ñoom la ñuy sàkk mooy ñu gën leen a yëg gën leen a jox seenu cër. ak seen i matukaay rawatina ci kilifay réew. loolu nag ki ko xam le mooy Théophile Diagne moom ci fédération bi la bokk mais comme ni nga ko waxee moom dafa jàpp ni dafa am xeetu tàggat yaram yoo xam dañ leen gën a jox gëdd par rapport ak yeneen loolu tax nag mu ne li gaynde yu jigéen ñi def ci handball bi war na tax ñu gën a jàppale handball bi ndax am na xale yu bëri yu koy def yu ko mën ba pare gaynde yi nga xam ne ñoo nekk ci Coupe d'Afrique bi di gaynde yu jigéen ñi li ñu def rek moom war na tax ñu xam ni fédération bi liggéey na ba pare gën ko jàppale moom nag li mu wax ci micro Mamadou Diagne la ko waxee. li ma gën a neex ci xale yu jigéen ñi mooy dañoo commencé tàmbali ay match di ko tàmbalee benn di dem ci fukk ba léegi seetaanuma benn ndaje boo xam ne jóge nañ ci fukk wàcc juróom-ñett noonu dañu jóge ci fukk bi dem ci fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla jàppale. Sénégal bëggoon am nañu dem mondial football def na ko basket def na ko tey handball am koy dem def waaye balaa mu doon gën a neex ñu ñibbisee ak raaya bu ñu ñëwee nag ñu doog a xool suñu bopp ñun ñëpp dañoo war a doon benn booloo moo ñu indil lii. li ma bëggoon sànni tuuti du càggeen ne liñ fi taxaw nii en tant que journaliste moo tax ma koy wax. mais li ma neex na xari na ma parce que li ma neex maa ngi koy seetaan parce que man maa ngi ci internet bi. mais dama bokk ak réew mi. ak ñeneen. dem ba sama xol dafa jeex bi ñu wanee télévision benn photo rek. benn sénégalaise bu tëb benn congolaise bu taxaw. ñu ne Sénégal dem na final. du ma wujjee. mais dama bëggoon tey jii rek bépp discipline bu mënti am Sénégal war cee dem ñu war a xool naka lañ koy gungeeg presse bi télévision bi pour ñuy wone au moins
ay doomu réew mi fi ñu ne Sénégal football Sénégal handball Sénégal basket Sénégal karaté Sénégal la donc ñun Sénégal moo ñu ñor. Seydina Aba Gueye ñaar fukk ak juróomeelu promotion bu inspecteur jeunesse et sport bu INSEPS ñoom la ñuy sàkk mooy ñu boole leen ci fonction publique bi. waaw ñoom nag juróom benn weer a ngi nii ba ñu amee seen i lijaasa ak léegi waaye boobu ba tey état waxul lu jëm seen i problème moo tax nag ñoom jamono ji nee nañ comme ñi féete ci nguur gi waxuñu leen dara te jéemuñu xool ñoom ci luñ nekk jéemuñu leen dugal ci fonction publique bi ñoom dañuy grève loolu nag mooy lu ñuy waajal mu taxoon ñu def conférence de presse boo xam ne Mamadou Diagne moo ci teew. def na juróom benn weer ci biñ génnee ba tey gannaaw ñaari at yi ñu def formation ci toftalee ko ci concours bi nga xam ne nii jàlloon nañ ko boobu ba tey ñun fukk ak juróom benn inspecteur d'éducation populaire de la jeunesse et des sports ñoo ngi toog wala di def ay jéego pour lu jëm ci suñu wàllu recrutement au niveau ñu intégré ñu au niveau de la fonction publique mais ay la yéwén boobu ba tey mbir mi am na fu muy sooxe ndax autorité yooyu nga xam ne nii ñoom la mbir mi soxal yëpp saisir nañ leen te boobu ba tey ñoo ngi ciy def ay jéego waaye dañoo gis ne dafa am ay yéex yoo xam ne tey mënuñ comprendre lu tax loolu noonu. plan d'action bi comme ni ñu ko waxee rek xëy na def li ñi les anciens doon def mais bëgguñ faa yegg les anciens mooy lan ñoom dañ daan grève ba dem grève de la faim mais yaakaar nañ ne bu ñu continuer nii dans cette lancée là xëy na dinañ yegg fu mais bëgguñ faa yegg mais am nañ njortu gu rafet ne président de la République bu yëgee lii nii incha allahu rabbi duñ yegg foofu. waa Khalifa nag li ñuy jeexalee mooy beach soccer nga xam ni Sénégal qualifié na ci quart de finale Coupe d'Afrique yi ñoom ñi nga xam ne jamono ji sax ñoo yor raaya bi maanaam ñooy champion d'Afrique en titre yi dañoo dóor li bi fukki bal ci benn xam nga ni loolu moom score metti la. fukki bal ci benn waaw léegi nag ñoom xam naa seen entraîneur bi di Ngalla Sylla dinañ ko déglu ci sunu journalu ngoon yi ak xibaaru ngoon yi lii nag mooy tëj 1h15 bi. jërëjëf Seydina Aba Gueye ñu wéy ci xibaar yi jamono ji ñu ngi si ñaareelu xaaj bi addu jëme ci xibaar yi nga xam ni daanaka yu si bari du firndewu wala firndewul tey wër àdduna si jamono ji bari na aw xewit la rawatina ci internet bi palug njiitu réew mi ñu dëgmal du ca mucc Moussa Ngom daal di jukki benn ci yooyu ñu askanaloon kii di njiitu réewum Rwanda Paul Kagame. xibaar la bu mag ci jamono ji ñuy waajal élection présidentielle kii di Paul Kagame doon président Rwanda di félicité kii di naataangoom Macky Sall ay bés ginnaaw bi mu amalee investiture am. Sénégal yi xamuñu chance bu ñu am dëgg la teewewu ma bés bu ñu lay tab ngir nga sampaat sa ndënd ci jongante fal njiitum réewum Sénégal mi ñu dëgmal waaye bu ma fàttee invité bés booy prêter serment. ci internet ñu bëri ñoo ngi waxtaane li ni mel bokk ci ay site d'information yu bëree bëri ñoom ñëpp nag nee nañ ñu ngi jëlee seen xibaar bi ci page Facebook bu tudd groupe d'information gouvernementale ñi ko yore jéem nañu jokk ak ñoom waaye nanguwuñ ñu tontu si nu xibaar boobu soso li am moo di bokkul ak bureau d'information gouvernementale bi ko ñu bëri jaawaleel te muy kuréel bi nguur gi taxawal ngir joxe ay xibaar si ni nguur bi di doxee xamal nañ ñu it ni page Facebook boobee moomuñu ko te bi ñu moom te mu doon bu officiel dañ ko suspendre ba jëmi jamono bu weesoo loolu photo ba ñu jël ne mooy firndeel waxtaan ba président Rwanda ak bu Sénégal amaloon ñu ngi ko jël ñaari weer si ginnaaw fekk ni kon investiture jotagul mu mel ni kon xibaar boobu jëm si ay kàddu yu ne kii di Kagame da ko yëkkati jëmale si Macky Sall wérut ngir beneen xibaar bu ngeen soxla ku leen ci indil leeral mën ngeen ñu ko di ci adresse bi di redaction.radio@imedia.sn. Moussa Ngom jërëjëf ni ki talaata bu nekkoon noonu la koy defee ci iRadio jukkil ñu lenn ci xibaar yi wër àdduna te lenn amu ca ba tey ci xibaar yi ñaareel bi ñu wër ca marché bu Kaolack daal di soppi xar kanam rawatina ci mbirum njaay mi jamono yi ay fowukaay daanaka ñoo fa ëpp mu jëm ci njeextalu at mi ak feet ji nga xam ne moom lay faral di àndal waaye waajur yi fay teew ngir jëndal ko seeni doom ak seeni jaboot ku ca nekk ak la yëkkee wala la tax nga koy def Ousmane Dem. ay bénéfice 100 francs et 125 yooyu lañ ci daal na gaaw nag bagage amul dara. jamono yile xale yi ñoo aaye ngir lu leen di bëggal nag seeni waajur di leen jëndal ay cadeau rawatina ay fooykaay jaaykat bii di làqu turam di ñu xamal ni njaay maa ngi dox bu baax ci boorom. mu ngi yëngu nanga moom instant yi moom waaw mu ngi waaw nanga léegi sax laa ñëw nii sax léegi ne waaw maa ngi si gis sama bopp moom nanga moom alhamdulilah moom ñu sant yàlla bu baax. niki moom ay naataangoom yuy jaay ay fooykaay ñoom it seen i mbir mi ngi ci dox bu baax ba tax ni clients yi di leen song ak doole yooyu les clients sax dañuy xamal ni fooykaay lu am solo la ci ab ndaw li ko waral moo ni day tax xelam gën a màcc. bien sûr que oui parce que jouer dafa baax même boo demee au préscolaire dafa am ay jouer dafay éveiller xale bi ça lui permet vraiment d'avoir beaucoup de connaissances à l'égard des couleurs
des couleurs, comment dirais-je, de petits matériaux comme dit. Tout cela, ça participe vraiment à la, comment dirais-je, à l'intelligence de l'enfant. soxna si di wuyoo Soda mi ngi ñuul kukk njool ci kaw bu ñuy xamal ni fooykaay yi mooy tax doomam di toog ci biir kër gi. si c'est intéressant kay parce que day tax mu intelligent te en plus xel mi dina gën a ñëw daal si lu bëri daal soo ko wutalee loo xam ne yëfu boppam la tout à temps mu génn di dem doxi si xale yi mën na concentré wu di jouer en même temps. donte sax ni njëgu fooykaay yooyu dafa cher loolu waaye bu ñu sukkandikoo ci seen i waajur jar na ko ndaxte xale lépp loo ko defal du pertement. jar na ko parce que xale aussi lii rek la am quoi te lépp luy participer à l'intelligence de l'enfant jar na nga def ci prix boo mën a am parce que da koy former pour le futur quoi mais nag vraiment ñoom waroon nañ ko gën a mën a wàññi parce que vu la situation précaire. li ni mel nag moo tax ñu bëri di yëngu ci njaayuma fooykaay fii ci diwaanu Saloum li ko waral nag moo di seen café daf ciy saf suukar bu baax. Ousmane Dem Kaolack iRadio. GDCS moo leen di may seen revue de presse. Assane Top. Sud Quotidien conseil constitutionnel la xëy jëm ak ñun subaak tey gilee yeggee ñi nekkoon makkaan boobee moo nekk célébé yoon nopp ñi nga xamante ni am nañu yéene doon mbër ci jongante njiit réew yi ñu dëgmal fi ci réewum Sénégal yéeni kaay gi ne ña ngi fa tàmbale bagante niki biig ba tey jilee waaye nag njëlbeen ga fitna la ak Malick Gakou mi ñu nekkoon jot na fa am lan tekk way takk der yu ba war nañ ko fa lu dara jarul la ko waral weesuwul ne xotti ab kayit jëm ci wàllug mandataire ak seen nopp dikk waaye tamit jalgati ci la nga xamante ni moo di wàllug rang bi taxit nag fitnaal nañ ko fa noonee la yéenekaay bi tënkee ci xëtam wu njëkk ci tribune yéenekaay maître Madické Niang lañu fay fekk ak coalition Madické 2019 moom tamit mi ngi gën di àllu sukkandiku ci mbooloo ma nga xamante ni moo ko dar ak ay naataangoom yu mu nekkoon la da woon seen yéene mooy laaj réew ma ñi muy caa rocceeku toll ci juróom-ñaar ñëw nañu fàttu ci wetam bokk benn yéene ka bëgg-bëgg doon luy narmeel nguuru ka président Macky Sall taxit nag ànd ndob Abdoulaye Wade bi woon woo mbooleem ñi nga xamante ne ñoo nekk ci PDS ñi fàttu ci moom bu ñu bëggee PDS dund dal di sax kem yeneen i parti fii ci réewum Sénégal la mu andi ni aw bàkk moom maître Madické Niang moom mooy saafara si jamono ji ci réewum Sénégal te loolee war naa mën a doyloo dooley waa Touba Mbacké yi nga xamante ni dañun benn yoon di ko wane ak jàppalem ci wàllu gu mu mën di doon nataalub Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru mi ngi ne dàng yanjalool ci xat wu njëkku yéenekaay gi di L'As di ñu yëgal ne ab atem des di ko taxawal ñaar fukki fan ci weeru décembre ci atum 2018 gile kenn ci avocat yi de maître El Hadji Amadou Ndiaye di xóotal ak yaatal ci yéenekaay gi la mu xamle weesuwul ne client am boobee gisul lu koy tere bokk ci jongante tànneefu njiit réew yi ñu dëgmal ci réewum Sénégal la muy tiit ëllëg ci biir kay mooy conseil constitutionnel ci boppam wane ak tere dëkk jalgati jëmale ci seen nupp client xeex ko ci wàllug politique ci libération yi ne kay Karim Wade lañ fay fekk doomu Abdoulaye Wade ji ak coow li ko topp kenn xamagul moom itamit fan la fetek fan la jëm ak jaaxle la ci yéene kaay gi am sax taxal nag mu jibal ci laaj ne Karim Wade ana lan mooy bëgg-bëggam tey jile CEDEAO la riir watali rek jébbal leen lu toll ci ñaari kay ngir ñu andi ay leeral ak toppin gi ci wàllu ko yoon waaye tamit wax la nga xamante ni moom mooy digganteem ak réewum Sénégal laata mu fi teg tànkam président Macky Sall yóbbu na njaalam démb ci njabootu ko Sidy Lamine Niass ubbil enquête yi ni kay njiitu réew mi fa la xam le ne réewum Sénégal ak umma islamique bi ñoo ñàkk ku mag kenn naataab lu wutoon ab taxawaayam ak ab dayoom na mu yokkee ndëgër lay wàllu ko démocratie waaye tamit moom sa bopp gi ci wàllu ko tasum xibaar loolee rek doy na mu daal di ko delloo njukkal ànd ak tamit nangu ne président directeur général bu groupe Walfadjri ba woon di Sidy Lamine Niass moom Macky Sall bu faloo tey ci njobaxtalu ka nguur gi gannaaw yàlla loxoom nga ci biir ne bay na ci waaram ba mu mat sëkk am njaalam moom président Macky Sall ma ngi ko teg ci loxol Cheikh Niass taxit ñoom ñaar ñëpp seenup natal fës ci xatu njàkku yéenekaay gi ay gàllankoor ci wàllu ko yoon ña ngi ko dëgmal fii ci réewum Sénégal laas yéenekaay moo xëyee xibaar bi ne waa SYTJUST daañu wane seen bopp soobu ci grève bu amul app tàmbale ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko décembre gile su fekkente ne rek nguur gi day wéy di tendeefal ci seen i càkkute fukki tawat doon la nga xamante ne xaatimoon nañ ko cip déggoo ni ki fanweeri fan ci weeru ko décembre ci atum 2018 te bopp ba tey jile lettuñ leen baa ñi firi leen taxit nag fi mu toll ni le dañoo sës bocc ci seen gànnaayal xare jëmale ci nguuru Sénégal daañu jëlaat enquête yu ni kay gëstu bu yaatu la ñu xëy dégtal ci wàllub kankurang loolee doo woon ay yëngu-yëngu yu am solo ci wàllug caada waaye tamit wàllug yare ci ay maam tey jile nag yëf yi yéeni kaay gi ne am na ak walbatiku gu ci am ba daanaka mbirum kankurang kay wàllug caay-caay ak mbandaari dëggantaan ci la daal di sukkandiku ak ña koy def di teg fitna ju jéggi dayu askan wi wàllug càcc ak addu kalpe ba ci gaañ ay nit ci gàttal bépp ñaawteef réewum
Sénégal ma ngi koy dund te dara warul ko lu dul mbirum kankurang. Wàllum lamb lañ fi doon lam-lamee ko rumandaat yéenekaay gi di sunu lamb xëy nañu ci gindi jëm ci combat bi war a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo yéenekaay gi ne mujj nañ ko ajandi gi ñu jàppoon benn fan ci weeru ko janvier ci atum 2019 dàqandi nañu ko ba fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2019. GDCS moo leen doon may seen revue de presse. paluk njiitu réew mi candidat yi tàmbali nañoo yot seen i kayit conseil constitutionnel di ëttubatekat bi saytu charte réew mi njëlbeen ga fitna la tàmbali woon rawatina biig ak ci fajar waaye dégg ngeen ci kii ndaw lañu fa teewal di Fallou Ndong leeral na ni mbir mi jamono ji mu ngay dox nañu ko njorte woon parti démocratique sénégalais ne dañu oñeeku ne ginnaaw ba am nañu ba fileek fukki fan ak juróom benn ngir déposer seen i kayit duñu ko yàkkamti avocat nguur gi daal di weddi miim gis-gisu avocat yu Khalifa Sall ginnaaw bi ñu diggee ab àtteem si ñaar fan ci weeru décembre avocat yi maire bu Ndakaaru bi woon ne dañu ko bëgg a parax-paraxee ndax mbiri politique ñeneen ñi nekk ci waneen wàll wi gis ne ñoom ñooy wax waxi politique waaye àttekat bee xool ba mu jàpp ne war nañ kaa mën a àtte mu daal di digg bés dégg ngeen ci maître Boubacar Cissé ci ay tontu Ziguinchor Sud-Just daal di toogaanu ñaxtu ngir daal di saako nguur gi wàccoog ñoom liggéeykat yooyu di yëngu ci wàllu ko yoon ngir kàddu yooyu ñu séqoon ñu daal di matale lañ ca diggee woon ndamul gaynde yu Sénégal daal di ànd ci wàllug handball gaynde Sénégal yooyu jural mbégte askanu Sénégal ndax gulet tey ñu daal di àgg ca càppaandawuk Coupe d'Afrique des Nations bu mbirum handball mu bil leen bunti Coupe du monde bi ñu dëgmal Angola la ñu dajel ci altine ji ngir lu ni mel. ba tey ci xibaar yi li nga xamante ni moom lañ ci toftal niki nañu ko baaxoo mooy de 19 di yoonu paluk njiitu réew mi ginnaaw gi dinañ ànd ak yéen ci journal de la foire tonton Ada ak si la mu jël di dalal doyen Abdoulaye Diaw ci xibaar yi ginnaaw buñ ci noppee DJ Kemba dana ànd ak yéen ci ataaya ak ci café gi di la ñaanal ngeen yendu jàmm di gërëm Insa Seck mi nekkoon ci dégtaluk xibaar yi Mouhamadou Kandji moo ko doon jàppandil Khalifa Diakhaté ci kàddu gi. iRadio xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk.